juróom-ñaari waxtu toftal ci na fanweeri simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru marax yi ak la ca gën a fës réewum Sénégal mi ami koppar ca ndaje mu am solo ba ñuy amal ci diwaanu Paris mu demoon nag doon wuuti ñaari junni milliards ak lu topp mu mujjee am juróom-ñaari junni ak ñetti téeméer ak juróom fukk président Macky Sall ne li nu mel bu amee phase bu njëkk bu plan Sénégal émergent moo daaneel gaay yi ba ñu dugalaat seen loxo ci gafaka gi génnewaat beneen ponk mbokk yi muy juróom-ñaari nit yi bokk ci société civile bi te itam war a liggéey ci caytu processus électoral bi doon nañ jënoo ak taskatu xibaar yi mu Ndiaye Cissé ak ki naataangoom ne nag soobu gënu soobu ca boobee liggéey du dërëm bu leen ci jox waaye daan ci def seen kéem kattan ba liggéey bi jaar yoon ay leeral lañu doon wane tey ji ci suba. beneen ponk mbokk yi liggéeykat yëngatu ci wàllum yoon xëy amal ab toogaanub ñaxtu bokk na ca la leen metti ñoom nee ñu jëwriñ bi ñu dénk wàllu yoon ak naataangoom bi ñu dénk koom gi seen doxalin ci boppam la ñu naqarlu ndax nee ñu daal la ñu xaatimoon dañoo sàmmonte wut ak ñoom daa ngeen dégg ci biir xibaar yi Aya Bun Malick Diop ak ki ñoñam ca yooyu jamono ña fare ca ña nekkoon ca wetu fa di liggéey muy TER di train express régional te liggéey ba jaar ca seen i makkaan ba mu indi ay jafe-jafe fanweeri fan ci weeru décembre bés la bu nu joxub ak ñu yore bi le liggéey la ñu bëgg ñu gestu leen wutal leen suñu dëkk buñ ca noppee itam nag ñu waxtaan ci lu jëm ci wàllum koppar yi di ngeen dégg ci xibaar yi ki yore woon seen kàddu ci seen assemblée générale ci suba mbokk yi ponk yàngoor ngeen taaxirlu ma ñëw léegi ñu faram fàcce aywa xibaaru marax yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo rafetlu seen ànd ak seen kóolute ci saytu bu Sénégal duñu tay di ko wax xibaaru marax yi dañu koy doore ak ndaje ñaari fan bay am ca tugal loolu nag réewum Sénégal teew fa jaarale ko ci président Macky Sall ak gouvernement am ñoom nag nee ñu dañoo demoon wuti ñaari junniy milliards ak lu topp ca cëppaandaw ga ñu jox leen juróom-ñaari junniy milliards ak ñetti téeméer ak juróom fukk président Macky Sall ne lu ni mel bu amee ba bailleur yi dugalaat loxo yi ci gafaka gi génnewaat koppar yi nañu amalee phase bu njëkk bu plan Sénégal émergent moo jaar yoon suñu ndaw ca Paris Chérif Diallo ak Mbissandoy ci bis bu njëkk bi ci groupe consultatif bi rek ci la président de la république weesu njortam moom mi ngi doon wër lu toll ci ñaari junni ak fanweer ak juróom fukk ci ay milliards partenaires techniques et financiers yi ne daañu lebal réewum Sénégal lu toll ci juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak juróom fukk ci ay milliards muy lu président rafetlu. fii ci France ñu ñëw ci banque mondiale dajeek daanaka réew yi ànd ak Sénégal di liggéey réew yëpp nag taxaw nañ taxawaay bu rafet institution internationale yëpp taxaw nañu taxawaay bu rafet ci kanamu Sénégal lépp lu ñu laajoon jox nañu lu ko ëpp fuuf ba fulandiko ñu ngi doon wut daanaka ñaari junni milliards ak juróom-ñetti téeméer biñ fi génn jox nañu lu ëpp juróom-ñaari junni ci ay milliards ak lu topp presque juróom-ñetti junni ci ay milliards ci xaalisu Sénégal. donc loolu li muy firnde mooy liggéey bi ñu tàmbali ci sama kilifteef adduna bi bailleur de fonds yëpp d'accord nañ ci. moom président de la république jàpp ni lii kóolute la ba tax na daal googee kóolute dina tax rek projet yi nga xamante ni tàmbale na ko. muy ci PAP 2 bi di programme d'action prioritaire bi ñu teel koo jëmmal. waaw confiance bi dina nekk loo xam ne mën na am importance si ñuy tànn parce que dinañ xam ne président bii kat li muy wax xam na ko fu mu teg tànkam tam foofu la ndam li nag du rek ndamu président de la république Macky Sall wala bu gouvernement bi mu teg ak ministre de l'économie et des finances waaye ndamu Sénégal la ndax ñëw. wut si àdduna bi yëpp ñëw wuy si la ba pare la nga doon laaj ñu jox la lu ko ëpp fuuf parce que am nañ kóolute ci sa liggéey loolu jar na sant yàlla kon nag ñu ngi sant ñun ñëpp ñaan yàlla mu may Sénégal muurloo loolu ba jàmm dina yaatu. moom président Macky Sall jóge ci màkkaanu banque mondiale ci bis bu njëkk bi ak mbégte
day jàpp ni kóolute gi moom mooy firndeel ni plan Sénégal émergent lu wér la. aywa Chérif Dia kóolute googee jëwriñ bi ñu dénk plan Sénégal émergent di Cheikh Kanté wax na ci mbir mi patronat bi moom jaarale ko ci Baydi Agne ak Mbagnick Diop ñu ngi xaar rek ay coppite yoo xam ne dina tax secteur privé bi gën a dugal loxoom ci liggéey plan Sénégal émergent ñu teewlu seeni kàddu ba tey ak Chérif Dia ak Mbissane Ndoye. Donc tey ñu ñëw pour deuxième plan d'action prioritaire non seulement dañu plébisciter vision président ne ko yoon wi nga aw noonu la mais li nga laaj danañ la jox lu ko ëpp te pareeguñu am nañ lu ëpp tey liñ doon laaj donc kooku je pense que c'est le Sénégal qui gagne. loolu it partenaires financiers yi ñoo ko wax mais ñoom ñëpp aussi si son biir wax nañi wane nañi importance secteur privé loolu it moo tax suba mu am benn forum entre investisseurs sénégalais yi ak investisseurs étrangers pour ñu xool aussi naka la ñuy mën a développer ay partenariats pour ku nekk gis ci boppam ku nekk def investissement yi mu war a def. jox na ay instructions ministre de l'économie et des finances ne ko na réformer environnement des affaires au Sénégal pour ñu permettre ñun gën ñu yombal mbir yi ñu mën a bokk ci marché yu mag yi ci commande publique bi mën di tabax tali di tabax ay autoroute di contribuer ci croissance su dëkk bi et puis mën a am alal boo xam ne dañu permettre ñu mën a financer projet état bi. kóolute googu bailleur am ci réewum Sénégal ba jox ko koppar yooyu toll ci juróom-ñaari junni ci ay milliards yu teg tax na ñu def taxaw seetlu bi muy nag taxaw seetlu boo xam ne daal Pape Abdoulaye Der lañ ci àndal mu gën ci nday leeral. ak koppar yi ñu nattal sunu réew sas bu rëy la ci Sénégal dëgg la àtte bor fay moo tax ku lebaat ñu jox la dafa fekk ni li ngay laaj yaakaar nañ ni mën nga koo fay muy firnde lit ki la lebal wóolu na la directeur BAD Banque africaine de développement dëggal na ko ci ay kàddoom beneen firnde mooy ñoo ngi dëgmal ay élection fii ci Sénégal dëkk yu bëri bu ñu tolloo fii kenn du fa dem ba di leen xalaata lebal dañuy tuxu sax mu war a doon jàngat ci loolu ci suñu woy politique yi muy majorité di ñi nekk ci opposition bi day firndeel ni Sénégal ci boppam la ñu wóolu ba lebal ko te ku mën a jiitu it àtte bor fay di nga wàccoog loolu moo tax mbirum koom-koom ak fi ñu bëgg yóbbu Sénégal dañ koo war di waxtaanee di ko pencoo groupe consultatif 2018 bi firnde la ci ndax li mu ëmb bëri na lool te am solo courant bi ak programme biñ ci tëral ngir atum 2025 buñ ci àggee sénégalais yëpp mën a am courant te mu yomb ci moom industrie yi mine wàll napp gi pétrole gaz wérgu yaram ndox mi assainissement éducation formation ba ci économie numérique amul lenn loo xam ni PAP bi di programme bi ñu tëral 2019-2023 bàyyi na ko lépp war a dellu siwaat ci responsabilité politique yi ñu bàyyi fii Sénégal goo xam ni suñu doom yi koy donn dana neex a dëkkee neex a jiite. Pape Abdoulaye Der koppar yooyu ñu lebal réewum Sénégal tax nañu samp ab laaj ana yenn coppite la mën a indi ci dundinu askan wi kàddu gi ñu dénk ko ñu naan may sababu xam-xamam màcc jëm ci wàllum koom moom nag la mu rafetlu rek mooy phase bu njëkk ba defuñu taxaw seetlu bi maanaam bilaa bi xool lañ ca def ak itam la ca rëcc may mun a njaay Amadou Ba ci ay leeral. li ñu duppee plan Sénégal émergent di gis-gisu gouvernement bi biñ ci sëggee ci phase bu njëkk ba réewu Sénégal jotoon na dajale lu ëpp fukki junni milliards gëstukat bi ci wàllu koom nee na dafa am lu bari loo xam ni waxuñu ko ci. dañoo waroon a génn ñoom gouvernement avant ñu dem Paris def conférence génn këyit ab livre daal dinañ bind def ci bataaxal bi ne lii lañ def ci date bi lañ ko def lii lañ ci dépensé mu leer. ñëpp am information bi ku gëm baax na ku gëmul baax na mais su boobaa danañ am foo xam ne ni mën nañ fa jàng mais wax dëgg yàlla man awma document bi te gëm naa ne aussi liñ ci mën a wax ñun ci biti mooy liñ teg suñu bët li ñu teg suñu bët nag gis nga ko mooy Ila Touba bi arène yi nga xam ne dañ ciy football wala ñu bëri ci ak xëy na jam ñaajo yooyu daal lañ gis ne bokk na ci xëy na liñ fi def. ñaareelu pàcc bi fi mu toll nii loolu la ñuy waxtaanee askan wi ana lan la ci moom ba fi mu toll nii ña ngay xaar mooy sa baabu ci kàddoom nee na ca ndorteel la ñu waroon a xool ana lan ak lan lañ ciy def. nga yor réew
la nga yor bariwut muy ay impôt nga dem lebi loolu kenn bañu ko mais da doon fekk ne yow la nga leb man mi dëkk Mbàkke te dara benn projet amu fa mais tey soo defoon université fii ci Ndakaaru sax ma ne sama doom demal na fa jàngi ci ka dëkk Louga soo defoon tey hôpital bu bees boo même soo ko deful Louga sax soo indiwoon hôpital ba Thiès mu ne ah kon de su ma jaaxlee sax su ma demee Thiès faju xam nga donc dafa am loo xam ne nii soo ko defee nit ki lu mu sori mën na ci gis boppam. boroom xam-xam bi yokku ci ne réewu Sénégal jot na ñu xoolaat li ñu duppee système de finance. Maymuna ñu sant la gërëm la des ba tey ak mbir moomee gannaaw ñi seen xam-xam ci jëm ci wàllum koom jox nañ itam kàddu gi askan wi kenn ku ne ak sa gis-gis bu ñii ne koppar yi nag bu ñëwee dañ ko war a teg fu leer ñëpp xam fu muy dugg ñeneen ñi itam ne réew mi am na leneen lu ko gën a yitteel Kumba Ahmed Lo Thierno Laurent Mendy. la mu fay wuti yàlla na ko am parce que du pour moom pour réew mi la te it tamit li fi jëkk ñëw gis nañ ni mu doxee. def na fi ay réalisation yu rëy duma ko lim gis ngeen yéen ma gën a xam donc lii c'est pour la continuité la suite et je souhaite que que ñu obtenir ko ñu jot ko ba mën a gën a développer réew mi. lii nii fu mu toll nii Allah ñu ngi koy xaar ak jàmm yàlla nag bu ñëwee ñu dugal ko foo xamante ne tey jii nii dina amal njëriñ Sénégalais yi xamal li bon mooy nga andi xaalis tey jii nii nga dugal ko foo xamante ne kenn ku nekk gisuñu suñu bopp mais bu dee lu muy andi te président wax dëgg yàlla fu mu toll nii ñun am nañ confiance ci moom. bon pour deuxième financement bi donc mu jéem a xool réew mi ni muy doxee waaw comme ça nit ñi comme ça fournisseurs yi mën a fayeeku seen xaalis loolu aussi am na ci kii parce que instant bi dette intérieure bi mi ngi ci réew mi fournisseurs yi bari seen xaalis mi ngi bloqué trésor waaw loolu daal moom bu ko jëlee daal mu xool nu mu ci réaliser ci biir réew mi par rapport que mu ko def ci terre bi wala. aywa ñu des ba tey ci mbir moomee Karim Meïssa Wade moom di sàkku rek ab audit ci phase bu njëkk bu plan Sénégal émergent la moo bëgg rek mooy ñuy liggéey banque mondiale ci seen xam-xam màcc jëm ci wàll wi ñu saytu ko na liggéey bi fuñ ko war a teg loolu nag ki di Meïssa Babou itam moom noonu la gisee nee na askan wi itam xalaat boobu lañ war a am ñu teewlu kook Maimouna Ndiaye. du Karim Wade rek sax moo war a laaj ñu def audit bi ndax fekkente ne dañu ne phase bu njëkk ba 10 000 milliards muy fukki junni milliards yooyu ma lay wax nii mais sénégalais bu ne war nga taxaw ne waaw mais alal jooju fan la dugg te tey soo defee micro trottoir sénégalais wax ak yow mais duñ la wax lu ëpp lii ma lay wax nii xëy na am na ay projet yoo xam ne nii soo demee Fuuta wala nga dem Casamance am na ci sax ñoo xam ne dañuy defee ne sax gouvernement alors que américains yi la MCA lañ koy wax ak yeneen partenaires yoo xam ne nii pratiquement ñooñu bokkuñu sax ci biir PSE bi kon nag def audit Karim def ne nañ def audit maanaam nañ saytu lañ ñu njëkk a jox ndax scandale yi ci réew mi dafa bari goo xam ne ñëpp seen xel dafa tey kon nag jaadu na bala ñu dem di lebate di ko sëfati ci ndoddu Sénégal te ñun ñëpp ñu ay sénégalais te bokk alal ji moom ko jaadu na ñu def bilan boo xam ne nii audit la banque mondiale daf ko war def ñu xam dërëm bu ne fu mu dugg loolu lu jaadu la. bu ñu waxee impact maanaam koppar yooyu lu muy jural askan wi yow nan nga gisee est-ce que lu muy jural askan wi bari xam nga. aywa ñu sant ko bu baax gërëm ko moom Maimouna Ndiaye mu doon jokkoo ak ku ñu naan Meïssa Babou ñu wax ci janook taskatu xibaar yi bu waa société civile bi juróom-ñaar ci ñoom la ñu tabbu ngir ñu mën a caytu lu jëm nag ci jongante palub njiitu réew càmbar googe mu Ndiaye Cissé ak ki ñooñam waxtaan nañ ci ak taskatu xibaar yi la ñuy leeral mooy du ab dërëm bu ñu leen ca jox waaye itam ne ñu daan ca def seen kéem kàttan nag ba askan wi li ñuy xaar ci ñoom ñu am ko te yaakaar bañ a tas Cheikh Diop Pape Sangonde Mbaye ñoo wujjuloon télévision Futurs Médias. ñoom ñi le seeni lim toll ci juróom-ñaar. monsieur Valdiodio Ndiaye Abbé Alphonse Seck professeur Babacar Gueye man mi mu Ndiaye Cissé Maïmouna Isabelle Dieng et Rokhaya Gassama et Magit Ndiaye. ñu nekk ay personnalités indépendantes bu société civile. conseil constitutionnel daal di leen boole seen ak biir ngir rek ñu mën a saytu bu baax li nga xam ne moom moo di signature yi ci parrainage bi le ginnaaw ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg samp seen nënd bu ñu déposé li nga xam ne moom moo di seen ay dossier ñoom ñi leen nag ñu taxaw temp ngir indi ay leeral ci askan wi. duñu membre conseil constitutionnel kenn nomewu leen comme membre conseil constitutionnel conseil constitutionnel moo leen coopté seen rôle ci foofu rôle observation la. ñoom ñooñu juróom-ñaar yooyu
seen mission ci conseil constitutionnel mission bu gàtt la bu am diir. seen liggéey ci foofu liggéey la bu àndul ak benn ndàmpaay li ñuy wax liggéey bu bénévole la kenn du leen utiliser comme ay faire valoir maanaam kenn du leen fa teg rek pour ñu toog fa noonu dinañ engagé wu nañ ne li leen fa tegee muy saytu loolu observé ko dinañ ko def ak fulla ak fayda. juróom-ñaari personnalité indépendante yu société civile di xamle ne bépp matuwaay bu si war daal dinañ ko ciy jël. bu nit ki ñëwee indi clem ni ñu koy traité test bi li ñu gis mooy bu amee doublon signature dina ko génne bu amee lu tax lu manque ci signature bi maanaam ci données yi dina ko génne ba pare produire benn PV bu wax ndax leer na ndax. ñoom ñi di xamle ne ñu ngi amal ab rôle bu am solo ci li nga xam ne rek moom moo di yile élection daal di am ci ak dal. li ñuy dox ci pandaw bi mooy fexe ba opposition bi ak majorité bi ñu daje. société civile nag di xamle ne dina si sóobu bu baax waaye itam daal di jouer li nga xam ne moom moo di wareefam ngir rek intérêt réew mi. aywa ñu des ci waajal jongante palub njiitu boobu ay dëmboo ak Pape Diop ñoom it dañoo fas yéene samp seen dënd laaj réew mi ba tax na seeni këyit sax yóbbu nañ ko ca conseil constitutionnel ba kenn ku nekk nga yónni ba nga génnee tase nañu ak Alhassane ak Diafar Ba. Alliance nationale pour la démocratie Saxal Liggéey jot na récépissé dépôt déclaration seen candidature Aïda Mbodj ak i ñoñam jot nañu franchir beneen pas ci lu jëm nag ci jonganteeg palu njiitu réew mi ci février 2019 mandataire bu ànd Saxal Liggéey bi nag nee na xelam dal na. parti bi ñu yor muy parti bu bees mais parti boo xam ne mouvement la woon nekkoon ci Sénégal di liggéey au niveau de toutes les régions du Sénégal ñu ànd dugg ci àll bi waxtaan ak militants yi ñu militants yu discipliné militants yu engagé ba ñu ci liggéeyee ba pare am loo xam ne daanaka presque ëpp na 100 000 parrainages mais yàkkamtiwuñ ñu tànn tey ci altine ji ñëw déposé si 64 000 parrainages des nañ beneen stock boo xam ne aussi parrainage yu wër la ëllëg lu ñu ci recommandé mën nañ ko indi am nañ certitude à 90% que suñu candidature dañ ko valider. mandataire bu coalition Pape Diop président 2019 moom itam jot na récépissé. déposé nañu nag 66 800 parrainage yoo xam ne ñu ngi foofu si greffe bi visualiser nañu aussi tamit clé bi. wante nag nee na am na lenn li nga xamante ni xelam dalu ci. ñoom dañoo jël clé bi copier ko si seen machine ba pare génnaat clé bi léegi nag ma posé question ne leen léegi lii xam ne moo des si machine bi léegi nag fa lay dem ba waa ji ne woon foofu information yi di jéem a commencé mer man nag sama droit la ma posé question. te xamuñu ban utilité lay am ëllëg donc y a des questions à se poser jusqu'à présent mais ko xam régime bi xam seen système xam ni ñuy doxee doo am benn confiance ci liy war a liy ñëw ëllëg. pour mandataire bu coalition Guirassy 2019 moom dafa ñëwoon déposer rek turu seen coalition comme ni ko article L118 bu code électoral santané. deuxième étape bi mooy suñu fi génnee léegi dañuy demaat au niveau de la banque déposer suñu 30 millions caution bi tey jii nii léegi nii suñu demee rek. mouvement yi nag di wéy fii ci conseil constitutionnel juróom-ñaari saa yi nag bu fekkente ne ñëpp déposé nañu seen i dossier war a sëgg nag ci dossier bu nekk ngir xool nag ndagam méngoo nag ci lu yoon santaane am déet. san ba ñu wax ci leneen muy liggéeykat yëngatu ci wàllu yoon jaarale ko ci seen kuréel gi di SYTJUST xëy xam ngeen ne dañoo xëy amal ay toogaanu ñaxtu bokk na ci nag la leen metti doxalinu jëwriñ bu ñu dénk wàllu yoon ak ñu dénk wàllu koom ci seen gis-gis Ismaïla Madior Fall ak Amadou Ba ci boppam doone ñu doxalee bokkut dara ak lanu xaatimoon duñ ci sori ay sëtu Gueye Ba ak Amadou Ba demoon nañ ca toogaanu ñaxtu ba fekk fa aya bun Malick Diop ak ci ñoñam ñi liggéey ci wàllum yoon ñi ngi ci wutum pexe ba léegi ñoom nag ñaawlu leen te kaaral jëwriñ yi ci seeni soxla. jiitu réew mi daf ñoo dalaloon 5 avril dig ñu ne accord yi nga xam ne gouvernement bi jëloon na ko dina ci taxaw ba ñu régler ko waaye juróom-ñetti weer a ngi nii ci tey lim ñu waxoon yëpp dara amu ci ñu gis ne ñi nga xam ne ñoo waroon wéyal ndogal yi mu jëloon ñoom taxaw ñu taxawaay ba ñu waroon taxawee. li ñu bëgg ci ñoom mooy tey ministre de la justice jël décret yi nga xam ne adopté nañ ko woon le 5 juillet yóbbu ko ci président de la république ñu signé ko. kenn ci ñoom di seen secrétaire général di fàttali gëdd bi justice am ngir jëmale réew kanam. gis nañu ne gouvernement bi ñoom jàmmaarloo ak ñun la ñu bëgg def te dégg nañu ñi ngi xaar ñu dem grève pour ñu fi indi fi ay gendarme ak i garde pénitentiaire ñu ne leen ñun nañ leen ubbil suñu bunt
xool ndax boo leen fi dugalee ñooñ liggéey bi dina dox ndaxte loolu dëbb daaxe dong la li tubaab di wax rafistolage loolu day wane ne rek gouvernement bi dafa lajj ci politique sectorielle justice. loolu mooy li ñu bëgg xamal askan gi ci manifestation gi ñuy def. mi ngi woon nag nguur gi mu ut saafara ci seeni soxla balaa muy jéggi dayo. Aïssatou Gueye Ba ñu wax ci beneen jafe-jafe muy ña dëkk fa liggéeyu train express régional di TER ba di jaar ñoom nag jox nañu pa àpp liggéeykat yi wala bokk ñu yore mbir mi ne ñu fanweeri fan ci weeru décembre bu nu andiwul ci saafara ci seen mbir mi wutal leen dëkkuwaay lu jëm ci chèque yàlla lu ci mel lu ñu gis ñoom la ma ko defal yore seen kaddu yi mi ngi ko dénk Salif Sow ak Asmalik Diop. libéré plus de 1000 et quelques personnes yi nga xam ne dañu amoon concession. ba mu des léegi 4 à 5 maisons ba léegi 5 maisons yi 4 maisons yi ñu leen defal ay retour de dossier à ne pas finir depuis fort longtemps ñooñu seen njaboot yi ñu ngi torox parce que pollution poussière bi pollution sonore yi par guddi lu ñuy liggéey travaux yi lépp mi ngi dal ci seen njaboot ñu demati nee woon dañuy jox ay sites de recasement ci biir Camp Thiaroye ak VDN ak fële Rufisque site de recasement Lac Rose site de recasement yooyu ñu joxoon ñi nga xam ne dañoo jàlloon conciliation y a de cela ay 5 mois 8 mois ñooñu dañ leen jox 6 mois de location pour ñu dem louer ji 6 mois de location yooyu ñu leen jox pour ñu louer arrivé na à terme parce que instant bi ma wax noonu ñu ngi laal ci seen montant bi nga xam ne moom la ñu waroon construire te site de recasement yooyu defaru guñ ci dara te loolu alerte la TER baax na c'est un projet de développement ñun nous sommes pour ça. mais problème qui se pose mooy ni ak yelleefu doomu aadama yi joxuñu leen ko cette fois-ci dinañ ñu dégg dans les jours à venir parce que suñu ultimatum le 30 décembre bëgg nañ def benn marche bu ngand bu fekkee ni. aywa tàggat yaram dañ koy doore ak beach soccer ak sunu gaynde yi ca Coupe d'Afrique des Nations ba ñu demoon ñëw indaale ndam li niñ koy def niñ ko baaxoo di defee ci ñoom jamono ji nee ñu la ñu dëkkmal daal mooy mondial bay am atum 2019 ci dëkk bu ñu naan Paraguay Ngalla Sylla nag moom mooy tàggat sunu gaynde yi beach soccer yooyu di sàkku rek ci waa fédération bi ñu gën leen teewlu ay kàddoom nag Habib Faye ak Youssou Bao ñoo ko taataan. foofu début bi duñ ko nëbb parce que ñun waxoon nañ sanu bi ñuy dem amoon nañ jixi jaaxa trop looloo waraloon sa équipe bi dafa dem une semaine avant compétition bi ñu dem Maroc pour ut fa ñaari match amical pour que ñu mën a xool sunu équipe parce que loolu tax na tey match amical yooyu dimbali ñu woon nañu bu baax parce que premier match bi ñu ko joué contre Maroc gis nañ ne équipe bi daal ak équipe bi ñu doon xaar ute nan xam nga coupe du monde moom ak coupe d'Afrique mënuñu bokk wàccaay xam nga coupe du monde tey ngay war a dajee lu mel ni ay Brésil ay nations yoo xamante ne kenn du ko présenté te loolu day fekk nga am ay match yu bëree bëri si sa tànk loolu nag dañuy wax rek état wu Sénégal bi nga xamante ne mu ngi lëkkaloo ba léegi ak fédération ñu continuer gën a lëkkaloo jàppale équipe bi indi moyens yi pour ñu mën a jouer ay matchs amicaux yu bëri avant que ñuy dem coupe du monde bi incha allah. objectif Sénégal moom du lu ñuy laam-laamee parce que équipe boo xamante ne mu ngi dem juróom yoon bi mooy dem na juróom benn yoon bi mooy juróom-ñaari yoonam muy dem mondial te saa yi bu demee ñu koy éliminer quart de finale foog mu jéem a nag dugg si carré d'as boobu mais carré d'as boobu mooy li ñuy wax rek il faut ñu def ay moyens si ginnaawam équipe bi def préparation bu baax pour mën accéder foofu. aywa football la ñuy jeexalee xibaar yi muy ca diwaanub tugal ci tirage au sort yu Ligue des champions ak Europa League bi nag féete na boor tey ji ci suba lañ ko amal Bayern Munich moom mooy tase ak Liverpool bu Sadio Mané loolu nag ñu koy xaar ci 8e de finale bu Ligue des champions Ajax Amsterdam di tase ak Real de Madrid Atlético Madrid di tase ak Juventus Paris Saint-Germain Manchester United ñoom it dinañ ko xaar lu aju nag ci 16e de finale yu Europa League boobu Galatasaray Benfica ñoom it affiche bu mag bu ñëpp di xaar la Naples bu Kalidou Koulibaly moom mooy tase ak FC Zurich fekk nag ren bu Ismaïla Sarr ak Mbaye Niang moom it dina tase ak Betis Séville ndaje yooyu nag ñi ngi koy xaar ci weeru février ak mars atum 2019 mu ngoog mbokk yi Cheikh Tidiane Diaw noppi na dégtal leen xibaar yi ci français di leen ñaanal panaanum jàmm di ko sàkku ci yéen deseen di leen ak suñuy programme